leen ziar bu baax a baax di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay xam naa balaa ñuy tàmbali waxtaan wi dañuy def ñaan comme niñ koy faral di defee ñu jox suñu imam am nañ imam ci salle bi mu ñaanal ñu tàmbali ci bismillahi rahmaani rahim amin 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 ya rabbal bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina wa nabiyina muhammad sayidina imamallahi mahdi alayhi salaatu wasalaam rabbi islah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ñu ngi tàmbalee suñu kàddu d'abord di sant yàlla di julli ci yonent bu tedd bi sayidina muhammad sayidina imamallah di nuyu di ziyaar di ndokkeel suñu xalifa Mouhamadou Makhtar Laye ibnu Seydina Mandione ibnu Seydina Imam Allah di ko jox wàccuwaayam di sàkku ci moom ay ñaan di ko ñaanal moom it suñu boroom guddal fanam yokk wéram ba yéene bi mu am ci diine ji ci mission bi nga xam ne dal na ci kawam mu matal ko ginnaaw moom it di jaar ci moom nuyu mboolem njabootu ahlul bayt rasul bi ci Cambérène ci Yoff ci mbooleem gox yi nekk ci Sénégal ak ci bitim réew di nuyu nag suñuy kilifa dëkk tàmbalee ko ci chef de village les imams les notables les délégués de quartier yi nga xam ni macha allah ñu ngi accompagner maire bi ci lépp la nga xam ne yëkkati nañ ko mu jëm ci luy taxaw dëkk bi pour suuxat dëkk bi vers le développement mais di nuyoo aussi di nuyu suñu équipe municipale à ma droite il y a madame la première adjointe au maire madame Nafi Samb di nuyu suñu doyen membre du conseil municipal aussi membre du comité des sages suñu doyen Makodou Ndiaye ak des présidents de commission yi fi teew maa ngi fiy seen le président de la commission agriculture Mouhamadou Moustapha Ndiaye ak le président de la commission environnement le président de la commission coopération décentralisée partenariat public privé ak conseil municipal yi macha allah suñu mag ñi nga xam ni am nañ taxawaay ci commune bi naam mais ñëpp xam nañ seen taxawaay it ci diine ji ci mbooleem manifestation religieuse yi am gis nañ seen taxawaay ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax waxtaan wi nag ak daje bi li ko waral ginnaaw ba ñu leen sante ci déplacement bi ndax temps amut moo doon rek waxtaan ci la nga xam ni danoo jàpp ni lu am solo la bokk na ci événement yi nga xam ni mooy les événements phares maanaam événement yi nga xam ni tey ji suñuy wax Cambérène mënuñu tudd ñaari événement te duñ ko ci boole yaakaar naa ginnaaw appelu Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wasalaam ñaanu maam Seydi naa isaaro wallaahi mooy nañ jàpp ni deuxième événement bi nga xam ni mooy dajale Cambérène mais dajale toute la communauté layène et toute la communauté islamique du Sénégal li ko waral ñëpp xam nañ ko mooy Seydina Issa moo sanc Cambérène gii ginnaaw Cambérène gu njëkk bi Seydina Limaamu sanc ca Ningala c'est en 1914 la maam Seydi sanc Cambérène gi donc mën nañ wax ni tey Cambérène su amee parrain bi mooy Seydina Issa Rouhou Laye donc ñun it ñu bokk ci ñi comprendre ni lu toll noonu bis bu toll noonu ñu jagleel ko Rouhou Laye Issa dépassé na ab daayira dëkk di ko organiser dépassé na benn comité lekk di ko organiser amuñu lu ëpp Seydina Issa Rouhou Laye moo tax équipe municipale bi nga xam ni installé nañ ko au mois de février ñu ni kat événement bu toll ni ñaanu maam Seydina Issa Rouhou Laye commune bi da ko bëgg a approprier commune bi dafa bëgg a am taxawaay ci ñaanu Seydina Issa Rouhou Laye li ko waral mooy taxawaayam
Mame Seydi li mu représenté woon ci Sénégal mais représenté ko ci àdduna mu doon drapeau bi nga xam ne tey jii képp kuy Cambérénois mën nga ko yëkkati ndax yaakaar naa Cambérénois yi buñ dee fukk juróom-ñeent yi soo leen laajee kuy sa modèle ñun la Seydina Issa Rouhou Laye moo tax bis bi ñu ni duñu ko seetaan ak kenn dañ ciy dugg dañ ci jouer rôle bi nga xam ni moom lañ ci war a jouer loolu nag duñ ko def équipe municipale bureau municipal yam ci bu ne commune dafa am ñu ko représenté ci gox-goxaat yi ci quartier yi moo tax ñu bëggoon impliquer les délégués de quartier ci taxawaay boobu nga xam ni commune bi bëgg na ko am ci ñaanu Seydina Issa Rouhou Laye donc loolu moom mooy déclaration de principe bi nga xam ni moom lañ bëggoon a wax ci pour la circonstance ci daje bi mais di wax ni aussi dañoo bëgg susciter le débat waxtaan wu ubbeeku ndax am na naam lu ñu xalaat am na naan lu ñu bëgg a taxawee mais gëm nañ ni suñu baay yi fi ne suñu ndijaay yi fi ne suñu mag yi fi ne am nañ expérience ci administration mais ci diine ji ba lépp la nga xam ni mbëbët nañ ko suñ ko waxee ñoom mën nañu ko améliorer mën nañ ko renforcer bu dee it la nga xam ne jotuñu ko xalaat muy ay xalaat yuy jóge ci ñoom mën a ñëw enrichir renforcer li nga xam ne xalaatoon nañ ci loolu donc dinañ incha allah ubbi kàddu gi jox ko suñu kilifa yi les délégués les conseillers les présidents de commission ku nekk ci fi nga féete nga wax nag nga gisee bis bi ak ban taxawaay nga jàpp ni kat commune bi war na ko mën a am ci bis bu màgg boobu ñu bëgg a célébrer donc dina jox aussi kàddu gi après incha allah Makoddu moo doon dox diggante commune bi ak comité local bi mais it mu am taxawaay ci chefferie bi ñu tënk benn programme d'activité benn planning d'activité ñu bëgg cee ànd ak comité local bi ànd cee Cambérène yépp su ko defee bu ñu ko déroulé dëkk bi dina sentir ni ki le fondateur ki sanc dëkk bi bisam ñëw na mais Sénégal it yëg ni Cambérène mi ngi célébrer góor gu mag góor gu tedd di premier xalifu Seydina Limaamullah muy Seydina Issa Rouhou Laye ibnu imaamu kulli imaam imaamul haramayn yaakaar naa suñu bàyyi ñoo ñu gën a xam Seydina Issa ndax am nañ ñu ko fekkee tuuti suñu ndijaay ne ci salle bi ñoo ñu ko gën a xam mais ñun ñu mujjee judd sax xam nañ Seydina Issa Rouhou ci li mu doon représenté dans l'administration li mu doon représenté ci islamu Sénégal ba bokk ci li tax bokk ci ñi tax tubaab bi respecté suñu kilifa yi diine mu mate woon ko ci taxawaay ci xam-xam ci organisation ba taxoon ñoom ñu médaillé ko jël ay médailles yu màgg jébbal ko ndax taxawaay mi amoon ci réew mi donc bëgg nañ aussi célébration ñaanu Mame Seydi nekk une occasion pour ñu rappeler la dimension de Seydina Issa Rouhou Laye sa dimension citoyenne parce que ni ñu taxawee tey muy commune bi yaakaar naa ni Mame Seydi junjoon na ko ba yebal ay ndaw ci école yi école française ñu jàng ba tax tey bu ñuy wax ñu ay cadre ci dëkk bi ñu mën leen citer en référence donc loolu yëpp lu ñu xalaat la ci suñu xalaat bu gàtt gëm ni donc occasion la aussi ñu rappeler à la jeunesse rappeler au Sénégal ki nga xam ni moo doon Seydina Issa Rouhou Laye donc doyen Makoddu dama lay jox kàddu gi su ko defee li nga xam ni tënkoon nañ ko ci comité local bi commune bi aussi approprié wu ko ñu feddali ko su ko defee ñëpp xam programme boobu nan la nar a tëddee incha allah bu laajee ñu enrichir ko bu laajee luñ ci wàññi ñu wàññi ko incha allahu am na lu jëm ci commune bi lu nu sërëxal ci biir muy la nga xam dañoo jàpp ni xéewalu suñu borom la subhanahu wa taala mais ci barke Seydina Issa Rouhou Laye muy programme yu am solo programme ba nga xam ni dañ ko am ak FERA muy le fonds d'entretien routier ñu yàlla dimbali ñu am une convention avec le FERA ñu jox ñu ay jeunes plus de 50 jeunes yi nga xam ni dañuy
wër Cambérène di nettoyer mais aussi lépp luy désensablement lépp luy environnement ñu jàppale ci Cambérène. donc convention boobu signé nañ ko lu yàggul dara bëgg nañ ko démarrer ci quinzaine Mame Seydi bi mais it bëgg nañ incha allahu benn site bu particulier mu jëm ci VDN bi ñu aménagé ko plan bi lañ doon décliné nii xam naa ne incha allah bu débat bi sore leen ci gën a xóotal donc di ngi leen di gërëm di leen sant di leen jaajëfal ci patience bi tardement bu ndaw bi dañoo bëggoon rek xaar ñëpp ñëw pour waxtaan wi ñu mën ko tàmbali. projet bi nga xam ne dañ ko am jëmale ko ci bisu Mame Seydi yi muy benn aménagement paysager buñ bëgg a defal fële ca VDN ba bretelle d'entrée booy dugg kër watu kër Cheikh Mbacké en face moom mooy boo jógee ci VDN bi ñëw di dugg ci Cambérène mooy la pénétrante donc côté kër Cheikh Mbacké moo nekk nii donc angle boobu nga xam ni dafa bokk ci les espaces libérés Cambérène du ñu jàll benn bis te nit ñëwul sollicité ñu ci espace yooyu nga xam ni dañ ko libéré bi ñuy defar VDN bi am na ñu évaluer woon fay leen ñu jox leen yeneen terrain am na sax ñu jot a dégg nga maam tabaxaat ci espace bi nga xam ni domaine public la expropriation pour cause d'utilité publique la état def su ko defee fay la say droit terrain yooyu fa nekk dafay duggaat dans le domaine public te bu ñu waxee le domaine public à l'échelle des communes yi ñoo ko war a gérer communes yi ñoo ko war a aménager ñun nag gis-gis bi ñu ci am mooy espace yooyu Cambérène dafa soxla ñu aménager espace yi nga xam ne c'est des espaces publics moo tax commune bi comme ni ngeen ko gisee ci buntu mairie bi gisee ko ci buntu dëkk bi gisee ko ca armeel ya aménagement paysager bu mel noonu lañ bëgg a def ci la pénétrante bi dugg Cambérène su ko defee tuddee ko place Mame Seydi place Seydina Issa Rouhou Laye jagleel ko suñu sang boobu di premier xalifa Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wasalaam su ko defee mu bokk ci li nga xam ne aussi dañ ko yàgg di wax mooy changer xar kanamu Cambérène donc Cambérène est dans la capitale religieuse Cambérène est dans Dakar donc li ñuy gis ci yeneen communes yi muy ay aménagement paysager yu rafet nit ñi mën fa toog jàkkaarloog géej gi jàkkaarloog océan bi loolu Cambérène mérité na ko donc orientation boobu la commune bi jël donc incha allah bëgg nañ poser la première pierre samedi su ko defee incha allah lépp la nga xam ni fàggu nañ ko ci xéewal mu bokk espace yi nga xam ni dinañ ko aménager ngeen ñaanal ñu ci déggoo nañ ci ak kilifa yi ndax bi ñuy tàmbali ku mel ni Seydina Laye dama waxtaan ak moom mënuma dun Cambérène ci capitale bi la bokk te c'est la capitale de la communauté layène donc lépp loo leen mën ci jëf buy jëmale Cambérène kanam dem leen góorgóorlu leen ci su ko defee ñun si suñu wàll lu leen mën a dooleel leen donc loolu mooy ambition bi nga xam ne am nañ ko am ko sur tout le littoral espace yooyu yëpp nga xam ni dañ ko libéré commune bi dafa fas yéene aménager ko donc c'est en même temps aussi appel bu ñuy lancer à tout Cambérène ñu xam ni Cambérène moo soxla loolu donc bu Cambérène yëpp soxlaa à la kulixaan intérêt personnel day dàqu am na aménagement yi nga xam ni dàqul ñu nga waxtaan ak commune bi mu autoriser la nga def benn cantine ba nga xam ni du gêner espace bi wala beneen investissement ba nga xam ni peut-être du gêner mais day fekk nga lëkkaloo ci commune bi jox la autorisation nga def la nga xam ni Cambérénois bu fa jaar xolam du tàng Cambérénois bu fa jaar dina xam ni kat Cambérène am nañ ambition am nañ yéene defar seen dëkk teg ko fa nga xam ni moom moo dëppoog ki nga xam ne mooy suñu parrain di Seydina Issa Rouhou Laye yàlla ñu ci yàlla yóbbu yàlla ñu yàlla jox moyens yi ngeen ñaanal ñu ba lépp la nga xam ne mbébét nañ ko ci wàllu woowu yàlla defal ñu ko ci baaxu Baye Laye war may Seydina Issa Rouhou Laye jërë ngeen jëf